Rabbi la ilaha illallah 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 من شكوى إلا الله كربتي ربي لا إله إلا الله فلا بد من شكوى إلا الله كربتي ربي لا إله إلا الله فما لي غير الله جابر كسرتي ربي لا إله إلا الله وقرعي باب الغير يا ربي لم يفيد ربي لا إله إلا الله لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي ربي لا إله إلا الله فأنت كريم فالكريم من التجا ربي لا إله إلا الله إلى بابه يأمن على كل نقمتي ربي لا إله إلا الله فأنت حليم يا صبور لمن جفا ربي لا إله إلا الله فها أنا عبد جئت بادي ذلتي ربي لا إله إلا الله فلما بدا لي أنه ليس مرب ربي لا إله إلا الله سوى بابك الحامي مددت يديتي ربي لا إله إلا الله إليك بذوف وافتقار وفاقة ربي لا إله إلا الله لتغفر لي يا ربي من كل زلتي ربي لا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaara di leen baalu àq te di leen baal àq ñu fas yéene tàmbali seen liggéey yal na yàlla mottali yépp te barkeel ko def ko ci dëkk bi def ko ci réew mi def ko ci réewu jullit yépp wax dëgg yàlla nun kontaan nañu lool ndax def naa moom du bare dañuy def ñaan rek ndax fa tabaarkàlla yépp rafet na di ci santet kii teg leen yoon bi wax leen lii muy Moussa Gueye dañ koy sant bu baax di santet àll yu mi nga xam ni mooy seen magum daara
wax dëgg yàlla nekk royukaay koo xam ni defar na lépp ci dëkk bi yéen itam ñu ngi leen di sant ndax ñett yi la fi doomu aadama am muy jumaaw néegu yàlla bii ak école yi école arabe école français ak poste santé bi ñett yooyu defe naa mooy fondation boo xam ni fa tabaarkàlla benn bu ci nekk def ngeen sa la ngeen sa war a def dañuy ñaan rek seen mbooloo mi yal na yàlla barkeel ko gën ko dooleel fa ngeen bëgg mu yegg fa yal na yàlla yeggale ko fa ndax lu mu doon rek fa tabaarkàlla yéen lañ si yaakaar tey yal na yàlla fay leen ñu ngi nuyu ñépp nag di nuyu sous-préfet mi fi nekkal gouvernement bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant wax dëgg yàlla sa teewaay rafetlu nañ ko di nuyu Moussa di nuyoot Jomaay wax dëgg yàlla di nuyu chef de village bu baax li ñuy wax nag ñu ngi ciy def ci kàddu Baye Saliou Thiam moo fi waroon nekk def ñaan ubbi jataay bi lépp yàlla dogal ku am mag danga koy sakkanal fa tabaarkàlla fi mu toll ci aasam dañ ko war yóbbaale di nuyoot Pape Malick Thiam ma ngi ci kër gi mu jox ñu ndigal ñu nekkal leen fi kon lu ñuy def rek ñu tàmbali ñaan bu ko defee yal na yàlla barkeel yépp li réew mi yal na yàlla fi jàmm def fi xéewal def fi sutura ak naataange ak dëppoo yàlla barkeel yépp kon ñu jàng fatiha ayatul kursi ñetti lii laa fi xuraysi fàllanxi ak naas def kàddu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam yal na yàlla barkeel lépp lu ngeen niséret yal na yàlla mottali ko bismillah donc yàlla na yàlla nangu ñaan gi donc ma fàttali sànq rek bi may def présenter autorités yi que ni xam nga Moussa Sow c'est le conseil de la République ici présent mais monsieur le maire dafa wax ak léegi chef de village ne ko moom dafay absenté parce que dafa am dëj mais am na kuy ñëw pour teewal ko donc am na koo xam ne mooy ñëw pour teewal monsieur le maire donc ñu fàttali rek ni délégation Ganket Genti ñëw nañ macha allah dirigée par Modou Matar Gueye président de l'association ak Mame Ndiambat Fall waa Gawga aussi ñëw nañ en la présence de Sakhari Souare les notables de Ganket à Dakar représentés par monsieur Mansour Niang la délégation de Diamniadio Loyenne présidée par Moussa Fallo ak évidemment monsieur Fall quoi sama bopp voilà alors donc léegi dañuy jàll ci le chef de village ni ma ko waxee woon léegi rek Seynou Niang jox ko kàddu gi mu dalal gan ñi monsieur le chef de village la parole est à vous. bismillahi rahmaani rahim ma am yéen a yëkkati kàddu yar ak orma di nuyu mbooloo mi yépp góor ak jigéen mag ak ndaw di jiite ci nuyoo bi nag sous-préfet Moustapha Mbaye mi nga xam ne mooy sous-préfet moom moo fi nekkal membre gouvernement bi yépp nekk sous-préfet arrondissement bu Kër Momar Sarr kon ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di nuyu màggatu dëkk bi fi nekk ñoom Baye Yidda ñoom Baye Mbaye Dieye Nija Alaaji ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp wax bi jarul guddal dama doon ubbi rek di nuyoo maa ngi nuyu góor maa ngi nuyu jigéen ñu ngi nuyu El Hadji Fall docteur yi nga xam ni ñoo jógee Dakar El Hadji Fall jiite leen El Hadji Fall ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu docteur yi jaarale ko ci yow pour nga jotal nu sunu nuyoo wax dëgg yàlla yéen bi kontaan nañu bu baax a baax di beral nuyoo nag Souleymane Niang parce que moom nit la goo xam ne gi lépp lu muy yëngu du njariñu boppam njariñu dëkk bi la kon kooku moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm yenn élèves yi nekk ci dëkk bi yi nekk Dakar ngeen xam ni seen waajur yi kontaan nañu ci yéen bu baax a baax parce que lii ngeen def lu am solo la te dëkk yépp ñu ngi leen roy te yéen a ko jëkk a def te su baaxul woon kenn du leen roy kon loolu ni ngeen xam ni ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm kontaan ci yéen
Alaaji Mansour bi nga xam ne moo jógee Dakar teewal fi waa Dakar jiite délégation Dakar yow tamit ñi ngi lay nuyu di la dalal jàmm. monsieur le sous-préfet xale yi def nañu liggéey bu rafet ànd ak population Ganguet Bala boo demee poste de santé bi collecté nañu ko bu mu nekk benn bunt ñu wutal ko ay porte boo demee école français bi collecté nañu ko ba ñaari liggéey wala benn liggéey moo des te liggéey collecté mi ngi fi tabax nañu ñaari salle de classe école arabe loolu yëpp waa dëkk bi ak association bi la kon loolu soo teewee en tant que administration teewal fi membre gouvernement bi daal lu ko yëgal pour nga xam loolu donte monsieur le maire nekk fi mais mi ngi nee na mi ngi yeble mi ngi ñëw ñoo xam ne dëkk bi tooguñu guddi tooguñu bëccëg lépp luy développement Ganguet ñoom ñi ngi si ku leen jàppale tuuti rek ñoom ñu dem kon yow mi nga xam ne mi yaa fi teewal membre gouvernement bi nga xam fokk ñu xamal la loolu nag bu doon politique du ci am parce que ndaje mi politique taxu ko jóg politique nekku si dara nekku si li si nekk rek moo développement Ganguet Bala moom la ñuy wut di ko sàkku kon loolu moo tax xale yi àndandoo ñun ñëpp def lii kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. merci chef de village yaakaar naa li nga wax li dugg na ci xel yi ak xol yi ñu fàttali rek comme ni nga ko waxee léegi que ki nga xam ne moo egsi léegi di monsieur Ahmed Sadane Sow nekk représentant monsieur le maire ñu ngi lay dalal di la bisimila ci Ganguet barki démb rek yaa may wax lu rëy ci Ganguet sa diggante ak Ganguet ak sa diggante sa waajur ak Ganguet kon suñu paree ci chef de village au passage maa ngi saluer aussi la présence des médecins dirigés par monsieur El Hadj Fall ak ñaa ak monsieur Abdoulaye Niang ni ñu ko waxee léegi donc dañuy jox parole bi ki nga xam ne mooy le directeur de l'école de Ganguet Bala monsieur Mamadou Niang. di am mbégte lool di teewaat fii tey ngir feetal suñu 112 heures de l'école de Ganguet Bala du village de Ganguet Bala ñu ngi nuyu monsieur le sous-préfet di kontaan lool ci teewaayam toujours chaque fois bu ñu amee événement yu mel nii du ko raté xëy na le sous-préfet en personne dafay tomber mu am empêchement souvent dafay coïncider ay activités yu muy nekk mais mosuñu absenté suñu journée yi loolu wax dëgg yàlla ñu seedeel ko àdduna bi yëpp seedeel ko mbooloo mi yëpp li bég trop ci teewaayam ñu ngi beral nuyoo aussi monsieur Moussa Sow conseiller du président de la République ci cër boobu tey lañ koy présenté wax dëgg yàlla teewam fii rëy na trop ci ñun en tant que conseiller du président mu teew fii rëy na trop ci ñun ñu ngi ko ci sant ñu ngi ko ci gërëm ñun xëy na amuñu ci kàddu sax wante bu fekkente ni dañoo wax ni association des anciens élèves de l'école le directeur mënuñu ko ci épargner looloo tax ñu cëre leenu kàddu gi waaye ñun ci dëkk bi lañu daanaka amuñu fi lenn lu ñuy wax lu dul rek rafetlu présence bi ren nag c'est le centenaire du village ku ni centenaire tudd histoire Ganguet bi mu amee 100 ans histoire u Ganguet loolu du ma ci dugg conférenciers yi danañ ci ñëw ñu xam ne rek Ganguet lan la représenté ci gox bi ak ñan la Ganguet am pour ñun jeunesse bi ñu inspiré aussi pour mën a fi ko mag ñi indi fii ñu yóbbu ko ñu ne fu gën a kawe foofu nga xam ne suñu héritage bu suñuy sët ñëwee ak suñuy sëtaat fekk Ganguet mu weesu fii yëpp donc loolu daal ci gàttal ku nu ci fàtte incha allah danañ ko dabaatal ci remerciement yi incha allah ñu ngi bég ci ñëpp seen présence ñu ngi jégalu ci kàddu yi salaamaaleykum wa rahmatullah du ma nag terminer sans me saluer vraiment suñu président CGE moom mi nga xam ne moom la dëkk bi délégué pour mu représenter leen au niveau de l'école wax dëgg yàlla chapeau à lui parce que amul lenn lu muy cof ci wàllu école bi foo ko woowee guddeeg bëccëg jóg na taxaw loolu nag bu ñuy mën réussir li ñuy réussir ci école bi population bi ñoo ko jàppale mu jàppale nu ñu ànd di liggéey di rafetlu collaboration boobu ak président APE ñu ngi leen di jéggalu ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi lay remercier bu baax ci wax ju rafet jooju nga wax ñuy fàttali également
que mbooloo mi teew na fi ki nga xam ni mooy le représentant de la jeunesse au niveau local le président du conseil local de la jeunesse en la personne de monsieur Medoune Niang teew na fi ñu ngi may wax aussi ay yóbbante ay remerciements ay ngërëm yoo xam ni ñi jóge Dakar ñoo ko beral Talla Niang ak rakkam bu ñuy wax Saliou parce que nee nañu seen ay oto lañ jël mettre ko à leur disposition vraiment loolu amuñu seen fay amuñu seen ngërëm donc waxoon nañu ñu jottali loolu gërëm Talla ak rakkam Saliou ndax seen ay oto la ñu mettre à la disposition de l'association. donc suñ jógee foofu ñu jàll ci keneen ki nga xam ne kii également c'est une grande valeur à Ganguet sagu Ganguet la di koo xam ni kenn du ko présenté parce que taxawaay bi rafet na macha allah muy le doyen Aliou Niang vous avez la parole s'il vous plaît. ñu ngi leen di nuyu ñi fi ñëw nekk ay gan ñu ngi leen di wax ngeen dal ak jàmm mu nekk bés boo xam ni bés bu rëy la ci Ganguet muy bés bi ñuy bëggee man nag mën naa wax ni association bi desee luñu ma dara ndax je crois que ni jot naa nekk fa deux fois parrain ci seen cérémonie bi bi ma avant may retraité bi may retraité yëpp seen teraanga jógul ci man mu nekk bés boo xam ne bi bisu fête la ci jeunesse bi nekk bisu fête ci dëkk bi nekk bisu daje ndax li ñu mën a wax mooy ay mbokk bu ñu dajee rek tasaaroo ci mbégte loo rek jar na bés bi mu mel na li ci nekk te am solo mooy rek cofeel gi nit war ci am ci nit li may tàmbalee rek mooy association bi support la ci fànn yëpp ndax tey boo xoolee école Ganguet yàggul mais tey boo xoolee plateau bi ci nga xam ne jot nañu tey réussir mën naa wax ni lépp luy segment ci administration rek presque am na fi école bi produire na un architecte produire na ay ingénieur produire na des fonctionnaires des agents de douane xëy dama jiitu ci man kenn màgga topp ci produire na un agent des impôts mu di contrôle muy Talla Niang donc produire na ay économistes donc ay juristes donc je crois que su may lim tey ba ak ay enseignants je crois que ni bëri nañu su may lim rek dama ni par rapport fi ngeen toll ak jéegu bi rek je peux dire que les résultats sont assez éloquents ma leen di ñaan rek ñu gën a fonk njàng mi ndax comme le disait Victor Hugo njàng si la lépp nekk chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne te it réew mi yàlla na fi def jàmm ndax nag jàmm si la ñëpp a xej àddina dafa am yoo xam ne bu ñu ko talee rek duñu toxuwul duñu wax ni jàmm su toxoo wér-gu-yaram toxoo loo taliti rek da fekk ñooña ñëw guñ mais buñ tant que ña nga fa doo tal leneen donc yal na yàlla def jàmm si réew mi xëy na wax ji gudd na ngeen baal ma àq rek. également ñu ngi ñuy yóbbante ay cant ak ay ngërëm ñeel ñaari média muy Mourchid TV ak Jéré FM 97.0 bu Kër Momar Sarr jërë ngeen jëf. léegi bëggoon nañu yaatal ci wàllu allocution yi vraiment mais xam ngeen ni à partir de 12h ba 14h bu ñu xasee di commencer pour waajal waxtu bi dafa xat bari na ñu bëggoon jox kàddu rawatina l'association de Ganguet Gent ak ñeneen mais dinañu comprendre léegi avant ñuy jox kàddu président association des élèves ressortissants de Ganguet Bala ñu jox monsieur Talla Niang mu dikk ci ay ngërëm ak ay cant yoo xam ni association bi amel na ko ay personnalité Talla vous avez la parole. Saliou Thiam, monsieur le chef de village, monsieur le commandant, mesdames, messieurs du corps médical, mesdames et messieurs du corps enseignant, chers membres de l'association des anciens élèves de l'école de Ganguet Bala,
Chers honorables invités, permettez-nous d'abord de vous dire que c'est un plaisir, autant qu'un honneur pour nous, jeunesse de Ganguet Bala, de vous accueillir dans le cadre de cette conférence portant sur le thème « Le centenaire de Ganguet Bala, un regard rétrospectif sur ses valeurs cardinales ». En effet, votre présence en ce lieu témoigne de l'intérêt que chacun et chacune d'entre vous porte au village de Ganguet Bala. Au nom de toute la population de Ganguet Bala, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue. Mesdames et messieurs, c'est avec un profond bonheur que je saisis cette occasion solennelle pour adresser mes plus sincères remerciements à tous les membres de la diaspora, sympathisants et toutes les bonnes volontés. Mesdames et messieurs, ce matin, nos pensées vont d'abord à toutes les êtres chers qui nous ont quittés, nommément Serigne Abdou Aziz Thiam, Cheikh Omar Fouti Niang et Awa Fall et Khalifa Ababakar Niang, qu'Aljana Firdausi soit leur demeure éternelle. Je remercie également les altruistes femmes du village qui ont toujours soutenu et aidé nos initiatives, qui sans hésiter ont été les premières à se rallier à nos idées. À vous, mes lieutenants, merci. Je tiens également à remercier les commissions qui soutiennent l'association, ainsi de toutes les personnes qui préfèrent travailler dans l'ombre avec efficacité et effacement. Mesdames et messieurs, François Mitterrand disait « Un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité ». Donc la commission scientifique n'a-t-elle pas raison de nous choisir ce thème, le centenaire de Ganguet Bala, un regard rétrospectif sur ses valeurs cardinales? Je crois que la réponse ne peut être qu'affirmative. Mesdames et messieurs, soyons reconnaissants envers cette commission scientifique qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à disposition un document si important sur ce village. Mystique de Mama Demba Thiam, foyer religieux, terre de travail et terreau du savoir. Ce n'est jamais facile d'être un instigateur d'innover dans une association aussi figurative et aussi importante que la nôtre. Soyons réconfortés car nous ne briderons jamais vos engagements. Oh jeunesse de Ganguet Bala, songeons à la grande besogne qui nous attend. Mettons à notre esprit que nous sommes les artisans de ce village. Ayons la profonde conviction de résoudre les problèmes qui taraudent et bouleversent notre patrimoine culturel et économique. Soyons conscients que chacun de nous est un soldat. Mesdames et messieurs, nous ne laissons jamais emporter par les divisions et les grabuges internes. Ce qui nous lie est un vrai malabar cimenté par des liens familiaux. Chacun de nous est un ambassadeur du village. John C. Kennedy disait « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Oh jeunesse Ganguet Bala, vous portez l'oriflamme de cette terre majestueuse et mystique. Mesdames et messieurs, c'est également pour nous une occasion de manifester notre gratitude à l'endroit d'un homme au service de la population de Ganguet Bala et les villages environnants, en la personne de M. Abdoulaye Niang, ICP, de Ganguet Bala. Je n'aurais terminé sans vous rappeler que je tremble à l'idée qu'il suffise à la volonté de 2 ou 3 personnes pour résoudre au néant tout ce que nos ancêtres avaient édifié durant des années. Mesdames et messieurs, faisons en sorte que l'histoire nous retienne d'une manière positive de nos actes, par nos actes. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Wa mbokki Ganguet Bala maa ngi leen di ziar di leen baalu àq di jiital si nuyoo bi d'abord monsieur le sous-préfet di nuyu aussi monsieur le représentant du maire di nuyu aussi l'imam Serigne Saliou Thiam di nuyu également monsieur le chef de village de Ganguet Bala di nuyu dignitaires yi fi teew yépp maa ngi beral nuyoo jeunesse su Ganguet Bala
parce que damay wax ni tey jii bisu mbégte la parce que damay wax ni li sunu maam yi liggéeyoon lépp boo xoolee tey boo gisee ñu koy feete ngir yàlla ak ñoom la kon ñu ngi leen delloo njukkal lool. beneen bi si deset maa ngi remercier bépp autorité bi fi teew bàyyi liggéeyam wala te gis nañ temps nu mu xatee mais ñëpp bàyyi ka ngir seen cofeel ak Ganguet donc ñu ngi leen di remercier également la diaspora tous les membres de la diaspora ñu ngi leen di remercier gis nañ seen taxawaay am na solo trop di remercier également sunu jigéen ñi wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na parce que ñun bu ñu ñemee rek ngir yàlla ak yéen la di nuyu sunu parents yëpp ñu ngi leen di nuyu di wax ni taxawaay rafet na donc ñu ñoo ngi leen di remercier si loolu di wax ni lii damay wax ni commencement la bu ñëpp taxawee Ganguet fu mu bugg a àgg dana fa àgg parce que développement moo nu sox te développement pour mu am jeunesse bi dafa war a taxaw te yaakaar naa ni jeunesse su Ganguet bala jeunesse la boo xam jeunesse bu conscient la xam li ko war beneen bi si deset ñoo ngi nuyu commission scientifique bu association bi parce que tey jii bu ñu ñëwee di feetal centenaire Ganguet def nañ ci liggéey bu am solo document bi nga xam ñoom ñoo ko rédigé boo xoolee ngir yàlla ak seen taxawaay la gëstu yuñ si def ak procédure yuñ jaar yépp ba finaliser document bi ñu ngi leen siy jaajëfal parce que loolu histoire dana ko retenir beneen bi si desam ñoo ngi nuyu bépp membre bu fi teew moo xam muy étudiant moo xam muy élève moo xam muy fonctionnaire ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal taxawaay yi rafet na trop xam naa ni temps bi moo gàtt moo tax mais ñi ngi jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf. moo doon boucler la première partie des allocutions ñu fas yéene nag jàll ci conférencier yi mais conférencier moom damay bàyyi yàlla modérateur monsieur Thiam moom mooy ñëw présenter conférencier yi ñu dugg ci thème bi ñu fàttali ko rek pour nit ñi ginnaaw téeméeri at bu Ganguet bala am ñu dellu siwaat ci gestu mbaaxu Ganguet valeur dana bëri nag mais xam naa si wolof moom soo nee mbaax rek di nga tënk lu bëri daal kon monsieur Thiam modérateur vous avez la parole pour introduire jërëjëf tout à l'heure xam naa suñu yemoon fii sax jox autorité yi ñu def seen discours ñu ñaan doy na sëkk parce que lii ñuy waxtaane nii lii ñu bëgg a waxtaane nii mën naa ni mboolem ku toog fii am nga ci xam-xam parce que si dëkk bi la ñu juddoo fi la ñu yaree fi la ñu màggee te yàgg nañu toog ak mag ñi ñu ñu ci xamal lu bëri bala may dugg ci ñiy war a def waxtaan wi nag damay dugg d'abord ñi nga xam ne ñoo bind document bi ñi ko bind mooy waa comité scientifique bi ñu siy tudd ku mel ne Pape Ousseynou Niang di inspecteur de police titulaire d'un master 1 en droit public Mohamed Niang ngeen xam si Mody Niang mu nekk ba France titulaire d'un master en droit économie et gestion des entreprises et d'un master 2 en droit des affaires keneen ki si topp di Cheikh Niang sama jarbaat titulaire en master 2 en histoire keneen ki si topp di Talla Niang contrôleur des impôts et domaines keneen ki si topp Moussa Niang professeur d'arabe titulaire d'un master 1 keneen ki di Modou Fall enseignant titulaire d'un master 2 en anglais 5 personnes yi ñoo bind document bi xalaat ci bind ko ñu approuvé ko waxtaan wi nag day dellu si centenaire Ganguet parce que lu tax ñu taamu centenaire Ganguet ñaar moo tax bi si jëkk mooy dëkk bii penc mi ñu nekk ren la am téeméeri at am mag ñu ko taxawe woon mag ñu ko sancoon am lu ñu fi def am lu ñu fi liggéey boobu ba léegi muy dem di dem ba agsi fii kon day jaadu ñu si téeméeri at yooyu ñu dellusiwaat ci liggéeyu mag ñi ñu xoolaat ko pour lan ñu koy xoolaat pour gën a ñagaat suñu penc mi parce que dañu toll si jamono bu nga xam ni damay doon exemple bu ndaw rek tey demal ñun Dakar la ñu nekk am na phénomène bu fa xew ñi ngi jàpp xale yi di leen rey mu nekk phénomène ba nga xam ne vraiment tiital na ñëpp mboolem ko am doom te yaakaar naa fii tey ay boroomi njaboot doo nga fi toog
kon phénomène yooyu bala muy ak suñu penc yi ñu waxtaane valeur yi nga xam ne suñu maam yi moom la ñu bàyyi loon ñu gën ko utiliser gën ko taxawee pour ñàkk suñu penc yi ndax damay faral di wax ni dañuy wax ni gànket dëkku royukaay la kuy roy dafa am lu baax ngay roy lu baax loolu ñu fiy roy nag mais nañ ko waxtaanee ñu utiliser ko bu ko defee dëkk yi fi nekk yëpp jariñu si te bu nee gànket du pencum gànket mi kese ndax bu nee gànket gent si la bokk Penda Yaaki si la bokk Jokkul si la bokk Baraar si la bokk Kër Omar Sarr si la bokk kon gànket la ak li wër gànket ndax maam ji nga xam ni moom la ñu gën a ràññee ci pénc mi muy maam Mademba Thiam am na fu mu jóge am fu mu ñëw ba yegg si fii jaar-jaar yooyu mbokk yi daan si ñëw loolu daal la ñu bëggoon nga ñëw ci tuuti ci ay minutes yu gàtt nga tënkal leen kon Moustapha vous avez la parole. L'histoire c'est l'étude des grands hommes mais Ibn Khaldun moom dafa ni l'histoire c'est l'étude des sociétés te l'étude des communautés kon tey ma jël définition Hérodote boobu ma def ni ma ni l'histoire c'est l'étude des grands hommes tey benn nit moo ñu fi dajale mi Mame Mademba Thiam kan mooy Mame Mademba Thiam balaa ñuy ñëw ci Mame Mademba il faut que ñu retracer lu ñuy wax histoire gànket mën naa ni histoire gànket mi ngi toll ci 4 siècles parce que boo demee ci cartographie bu l'auteur Azan benn auteur la parce que boo demee ci livre Amadou Wade bi dafa wax ni l'histoire du Waalo a été rédigée par 4 intellectuels ñu leen di wax Rousseau ñu koy wax Azan ñu koy wax Yoro Boli Diaw c'était un chef de canton Yoro Boli moomu nag histoire Waalo gi yëpp presque moom moo ko bind moom ay doomu Farapenda Aram Dieye di Yoro Boli Diaw né en 1847-1919 qui est à l'origine de la plupart des renseignements recueillis depuis un siècle. En effet, ce sont des cahiers rédigés en français par Yoro Diaw qui ont été utilisés par Gaden puis par Rousseau. Yoro Diaw qui fut élève à l'école des otages fondée en 1855 je pense que intellectuel yi ne fii yëpp war nañu xam kooku même bu ñu ko xamulee peut-être ñu xam ko tey fut plusieurs fois commandant de cercle et 5 fois révoqué. D'origine royale Logre muy wax Logar ci wolof mooy Logar yi par son père Farapenda c'est de celui-ci qu'il a pris les traditions du Waalo et Farapenda lui-même les tenait de famille des anciens et des griots kon nga gis ni fii histoire Waalo fu ñu ko teg mooy fu wér mooy que donc du chronique du dara parce que Yoro Diaw bi ñu ñëwee dañ ko laaj ni que yéen nit ñu ñuul ñi fan ngeen jóge mu ne ñun ñu ñuul ñi dañu ngi ci jóge ci 6 migrations te 6 migrations yooyu yëpp boo leen remonté ñu ngi jóge Égypte ancienne kon ñun nit ñu ñuul ñi ñu ngi jóge Égypte ce sont les 6 migrations de l'Afrique de l'Ouest muy intellectuel bu ne war nga ko jàng kon ñun ñëpp tey suñu origine Égypte ancienne la bu ko defee loolu ñu bàyyi sa xel mais bu ñu duggee ci wàllu gànket dañu ni depuis l'événement de l'empire du Jolof et le colonialisme naissant mooy bi nga xamante ni empire du Jolof créé nan ko ak bi fi tubaab bi duggee li ñuy wax dislocation ci wàllu royaume yi dafa am muy problème ci biir royaume yi maanaam buur bu nekk tey am nga problème parce que tubaab bi dugg na fi commencé na la fénqale ak sa beneen moroomu buur léegi nag bi mag ñi xoolee loolu d'après les traditions jëlee naa ci ba Ali Sarr Dieng bu imam de Ganket Gent il m'a beaucoup appris sur ça aussi Pape Modou Mame Thiam aussi il m'a beaucoup appris sur ça ba démb maa ci waxtaan ak sama tànn ñi mba ci loolu mais aussi ñu indi ma ci lu bëri Pape Mademba Thiam interrogé nañ ko ci loolu Pape Saliou Thiam yooyu yëpp ay sources la ak man nga xamante ni ñoo nekkoon Ganket bale te comité scientifique bi def ci liggéey bu yéen bu ko defee fi yooyu la ñuy appuyer pour wax suñu thème mais ñu gis ni ñoom ñëpp tey bi royaume bi amee problème dañoo quitté Jolof ku ci mel moom ku fi mel ni maam Àllarba Ñaŋ parce que ni Ganket am na juróom-ñaari cosaan du Ganket gi rek la ñu xam parce que nit ñi li ñu xam mooy Ganket Àllarba Ñaŋ Ganketu Mademba Thiam ak Ganket Gent mais Ganket am na juróom-ñaari cosaan démb Pape Aliou Sarr Dieng nee na ma Ganket Ndéem amoon na Ganket Aynu nee na ba buudi sax amoon na beneen Ganket bu fa amoon muy juróom-ñaari cosaan yoo xam te ni magu Ganket yi ñoom ñoo ko sañcoon
mais loolu ci wàll googu ñu ni si la mag ñu jugee Jolof toxu bu ñu toxoo ba ñëw ba Waalo ñu dëkk fi ñii dañ ni maam Àllarba Ñang la ñii ni maam Matar Ñang la mais maam Àllarba bi mu ñëwee dëkk Yamar Mbodj dafa ni ko doo fi dëkk parce que fii sama fief la maanaam fii sama royaume la c'est le royaume du Waalo te man la fi fédère ba teg maa koy gérer kon amoo droit dugg sama territoire te amoo si autorisation si la roi du Jolof muy yox Alboury Ndiaye d'après ma Maguette Diol bu grand bu Géejawaay moo ma ko nettali mu ni bi mu ñëwee dafa ni ma Alboury Ndiaye def ni ko mat àllarba jugal royaume jàmbur te nga ñëw buudi soo ñëwee buudi man après dinaa ko lijjanteeg Yamar après ñuy d'après des relations si la ñu dem ba mujj Mamatar épousé ku ñuy wax Njëmbat Mbóoj ci relation yaa nga xamante ni amoon nañ ko parce que Njëmbat Mbóoj doomu Barsoña Mbóoj la moom la ñuy wax Gànket Barsoña moo demoon suñu côté Gànket yi la am na benn Gànket wax Gànket Barsoña moo nekk sama toolu papa bi nekk sootu lycée bi am na ay guy yu bëri nekk foofu dañuy wax Gànket Barsoña parce que dañ ni fédère ba moo leen fa tegoon pour ñuy def li ñuy wax maanaam genre réju maanaam képp kuy dugg biir Waalo ñu mën la gis parce que Yamar aussi boo xoolee parce que temps yi am archéologue ñu si doon waxtaan mën leen pourquoi pas du ngeen ñëw Waalo ngeen dem si palais Yamar bi ngeen def ay fouilles pour ngeen mën a bind histoire Waalo ci côté boobu ñu ne loolu lu am solo la mais xëy na peut-être prochainement dinañ ko def léegi ñu ni bu ñu ñëwee créé dëkk boobu ñuy wax Gànket si la histoire dem ba mujje li ñuy wax maam Ibrahima Thiam denc ku ñuy wax maam Faty Niang maam Faty Niang moomu nag dañ ni moom mooy la reine de Gànket parce que tey képp ku fi ne si Gànket tey maam Faty Niang moo la meññ parce que maam Matar moo doon rakku maam Faty Niang léegi nag bi loolu amee maam Ibrahima Thiam denc maam Faty Niang am si ku ñuy wax maam Mademba Thiam ñu ni si relation boobu yàlla def diggante ba maanaam yàlla def mu arrêté mais ci loolu benn mag nettali ne ma ni bis bi nga xamante ni maam Mademba yaa mi nga war a génn ndimba di ñëw Gànket mu ni maam Mademba def na fa benn miracle mooy que maam Ibrahima Thiam dafa ñëw ni ko comme que da ngay dem Gànket de da nga may fay li nga xamante ni defoon naa ko ci yow léegi nen nooy ni mu doon rëddee noonu di wax ni lii nga def si man lii nga def si man bu mu paree daf ko maam Mademba dégg naa si yaayam mu jóg raam ba ci moom effacé li mu bindoon daal di ñëw toogaat si yaay ji mag ñi xoolante bi mag ñi xoolantee dégg naa ñu ne que lii de ishaara la dégg naa parce que ñu ne xale bu mel nii xam mënul wax xamul sax li ñuy wax mu ñëw effacé mbind yi kon lii ishaara la léegi ñu ñuy def maam Ibrahima Thiam ni jéggal naa ko ngir ëllëg parce que teel na xam ni maam Mademba mii du nitu kese kese parce que loolu am na mag ñoo koy wax dañ koy weddi mais bu ñu demee ndekete ba affaire bi ñëw parce que bi mu ko waxee Waalo ñu bëri dañ ko weddi woon mais bu ñu demee ba maam Mademba màgg ci lu ñu xam ne ndekete maam Mademba mii cëru yàlla la amoon mais ci wàll googu dañuy gis ni kon yooyu yëpp buñ koy wax tey parce que histoire bi mënoo ko nettali lépp parce que fi ñu toll nii dañuy sax des fois di jaxase wax fii wax fee parce que problème mooy temps bi ngay njëkkanteel bu ko defee yooyu buñ koy wax rek mooy que ne xëy na histoire bi mënoon na fi gën a leer waaw bu ko defee ñu xam ni Gànket Gent moom mooy cosaan bi Gànket bala fi la wilaya gi nekk wante nag ñu xam ni aussi Gànket Gent maam Mademba gàmmu na fa fukki at ak juróom-ñaar loolu aussi ñu xam ko 17 ans maam Mademba gàmmu na ko Gànket Gent avant muy ñëw Gànket bala parce que dañ ni gàmmu Gànket ñu ngi commencé 1902 maam El Hadji Malick dafa gàmmu sa semaine ba maam Abdou Cissé bu Pire gàmmu sa biir weer ba maam Mademba Thiam gàmmu dégg naa si mag ñi ñu ni gàmmu boobu sax bu muy am dégg naa ñu ni ñoom Seydou Wele ñoo ko daan jàng sa jamono yu njëkkee ñoom Seydou Wele bi mu génnee àdduna 1928 ñii ni 32 si la maam Njaga Thiam mi nga xamante rahmatullahi alayhi commencé nag di gàmmu gi yóbbu ko à une hauteur bi nga xamante ni beneen dimension bi nga xamante ni tey fi la ñu gënee xam Gànket mu ànd see ki ñuy wax maam Cheikh Ahmad Tijaan Sy Al Maktoum mu ñëw fii def lu kenn deful si Gànket mu ñëw si presque ñii mën na ñëw na fi de 1964 à 1970 à 71 si la ko jox Serigne Abdoul Aziz Al Amin yal na yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp mais ñoom ñoo yóbbu dimension Gànket si boobu hauteur dégg naa si jamono sax si wàllu cër parce que maam Mansour Niang dama toog moom si salle bi mu ni ma maam Cheikh Ahmad Tijaan Sy Al Maktoum dana ñëw ni ko gàmmu gi de leen du am mu ni leen lu tax du am ñu ni ko
gàmmu gi de ñun dañu amul dara mu ñu leen gàmmu Gànket kenn du ko dagg loolu gàcce la ku toll ni ma Demba Thiam liggéeyal Maodo kenn du dagg gàmmu gi danaa mu leen wax leen ne ñaata ngeen di def si gàmmu gi ñu wax ko mu jël xaalis jox leen danaa jox leen ba lu ëpp sax loolu mun leen dem leen ngeen gàmmu maa ngi ñëw topp seen ginnaaw dégg naa sa at ma sa topp ñu ni ko ah demukaay de yombul mu ni leen dinaa kon taal sama oto ba Louga su paanee ma jël oto gouverneur su paanee ma jël charrette su paan charrette mënatul dem dinaa dox man Cheikh Tidiane Sy ba Gànket waaye gàmmu Gànket dina am kon kooku xamoon na lan mooy Gànket xamoon naka mais ñun est-ce que ñun xam nañu loolu ban héritage dañu am est-ce que ñun xam nañu ko mais du hasard suñu Abdoul Aziz Dabakh ñëw ba fii teg fi tànkam Maama Demba Thiam bi mu génnee àdduna Maama Rawaan Ngom daf fi ñëw def jaale si pour lan pour ormal Maama Demba parce que cër bu mu amoon ku yéeme la woon mas nañ ma nettali ñu ni ma maamu ñu maam Dame Sey dinaa bi mu demee deuxième guerre mondiale dafa toog di guerre dafa yàgg dinaa ñu rey ñëpp si kër gi dégg naa mu toog daal ni ah man est-ce que dinaa dellu Gànket dégg naa moom doo nga si desoon dégg naa mu tëdd ba guddi dégg naa Maama Demba feeñu ko ni ko góor gi mu ni ko labbay ko mu ni ko man la ma Demba jàppal di nga ñibbi Gànket dégg naa sa suba si mu mel na gaynde dégg naa mu ne comme que Maama Demba ma wax loolu dinaa ko te delsi na bu ko defee ñu xam ni kon yii yëpp buñ koy def maanaam xëy na peut-être mënoon nañu gën a yokk parce que Pape Thiam mi ngi may wokk rek mais ñu xam ni daal histoire Gànket moom ñun mënuñu ko jeexal xëy na mag ñi nekk fii ñoo ma ko gën a xam fuuf parce que am na ñoo xam te ni li ñu si xam du jeex mais dañuy xam ne rek ñun li ñuy wax donte mag ñi ñu ngi ñu koy wax mais ñun dañ koy recueillir après parce que lii dañ ko war a bind livre ñu ngi koy recueillir war ko def synthétiser ko def si ay xalaat xool ba xam lan moo si li yenu maana ak lu yenuwul maana parce que tradition orale dañ la koy wax mais da ngay xool ndax li yenu na maana wala yenuwul maana bu yenuwul maana dañ koy teg nële parce que aussi dafa amoon benn ixtilaaf bu amoon si biir ñu ni Gànket kan moo fi njëkk a nekk Tijaan ñi ni non Maama Demba la ñi ni déedéet ñu ni maam Oumar Niang moo fi njëkk nekk Tijaan parce que maam Oumar Niang moo jur maam Maxtaar Jóob Niang mi jur maam Ilimaan Niang moo fi njëkk nekk Tijaan moo tax ñu tuddee maam Ilimaan Niang maam Oumar te maam Oumar la tudd moo fi njëkk nekk Tijaan njëkk fi nekk Ilimaan moo tax ñu koy tuddee Ilimaan Niang loolu mooy indi Ilimaan ji parce que dégg naa aussi si maam Mansour Niang mu ni ma maam Oumar maam Maxtaar ku leen génn sa yaram aram na safara parce que dañu judd si xaruñu Cheikh te dañoo gëm Cheikh ko defee yooyu yëpp ñu xam ni daal parce que dama dem ndeysaan dama dem prison doon si waxtaan ak Khalifa Sall parce que Khalifa Sall fii la juddoo Gànket Gent la juddoo nee na kër soo gi fa la daan fooyee mu ne ma Gànket laa juddoo ñoom Baye Maodo Gueye dama daan ànd ak ñoom ma ne ko ah bon mun ma waaw mun ma ñëw wax ko affaire histoire bi mun ma xam nga yow li ma bindal nii man lii sax xaw ma ne woon am naa maam yi mel nii ma ne ko ah bon mun ma yi kenn mosuma ko jàngal mun ma lii bind ko ma édité ko danga ma koy bindal ma édité ko ngeen def ko livre ngeen garder ko muy seen document muy lu am solo lu nga xamante ni maanaam daf ñu si encouragé pour ñu def loolu bu ko defee mu daal ni ma lépp li nga xamante ni yéen a ngi koy def rek def leen liggéey leen bu ko defee ngeen xam ni Gànket maanaam liñ ci am mooy lan mooy que ñun ñooy ndaw tey ndaw magu ëllëg aussi ñun lay doon mag ñi nekk fii nañu jàppale ndaw ñi ñu liggéey suñu dëkk parce que tey Gànket Gent Gànket Bala loo budu Kër Momar Sarr tey war nañu dépassé fii bu yàgg mag ñi fa am ñu baax lañu te ñi ngay dégg ci réew mi ñëpp dañu fonk waalo te waalo mënuñu fexe ba avancé li waral loolu nag war nañ ko xoolaat bu ko defee ñu xam ni Gànket Gent am na ay Gànket Bala aussi am na ay accueil yu am solo ay intellectuel ay borom xam-xam tey district sanitaire bi fi nekk école Gànket Bala li mu génnee ci ay cadre muy sama papa Aliou Niang wax na ko léegi li mu génnee ci ay cadre kenn xamul lu mu toll mais loolu nañ ko maintenir ñu exploité ko bu ko defee ñu xam ni ñun li ñu am dañ ko war a préserver waaye woo ñu bàyyi waaju jóge sa àll ba ñëw gën ñu see ëppale moom ko parce que sama papa aussi daan na nettali Ousmane sama mag mu ni ko ma xeej maanaam ma xooj daan dina gën demin ma xeej mooy ki tee wala ki bokk moom mbir mi nee na ko jóge sa àll ba dañ ko gën a bokk ca mbir ma ba jël ko yóbbu ko te du si xam dara bu ko defee xëy na foofu la ñuy tënkee waxtaan bi. mais pour ma ñëw rek pour wax ci cosaanu Gànket xam nga wala fii dañuy wax naan lu ne la ko yëngal la ko ëpp doole te Gànket nekk dëkk boo xamante ni nitu yàlla piir xaqiqatan moo fi teg tànkam dafa am ñaar nit ñi xam ne wuñ leen dafa am lu ñuy wax nuurul wilaaya ak nuurul nubuwa bokkuñu fi ñuy feeñee nuurul nubuwa da nga koy am ci place bi nga juddoo waaye doo ko fa utiliser
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo ko dal mu jógee gàddaay dem madinatul munawwar ni nga xeeti maam alxaaji Malick Sy loolu moo ko dal mu jigee Ndar mel na tey moo sanc Tiwaawan ndax boo demee Tiwaawan dañ naan ciween de tey ñoo yilif Tiwaawan dafa am lu muy mottali foofu maam Mademba Thiam jógee gànket gent ñëw wàcc ci fii ci dëkk bi waaye lan moo ko fi indi daf fi ñëw pour mottali wilaayaam gi nga xamante ni yàlla jox na ko te mu war a tuur leer gi fii ndax damay wax ni bari na ñu dëkk ci dëkk bi te xamuñu lan mooy njëriñu dëkk bi barki démb moo ci mujj dinaa ci joxe benn xissa dama ànd ak Doudou Diop Fall doomu nijaay ngañ ñuy distribuer lettre soutien yu association bi ma demee ci pharmacie Kër Momar Sarr ma fekk fa benn médecin mu ni ma man de séeréer laa dëkkuma fii ca xam naa mbirum dina ko xam mu ni ma fii laay liggéeyee mu ni ma dama tëdd guddi def sama listixaar pour yàlla wan ma fan la nitu yàlla yi nekk ma man fa dem def samay tarbiyu pour que leer ga yàlla bàyyi woon ca ñoom ma mos ci tuuti mu ni ma tëdd guddi yàlla wan ma ñaari dëkk Janwaar ak Gànket Bala mu ni ma am naa yéene torop wàcc ci seen dëkk bi def fi ñaari raxam kon bari na ku juddoo ci dëkk bi liiraam fii ci ëttu Gànket di fi leer xamoo sax li fi nekk su ko defee mag ñi sanc ko ci wàllu xam-xam waaye itamit ci wàllu liggéey ndax damay wax ñi mag ñi ñett lañ fi nekkee woon alif ñetti alif yi mag ñi weesuwuñu ko muy àll ba àlluwu ba allahu akbar ca jàkk ji weesuwul loolu la fi mag ñi nekkee woon bu jóge fi ku ci nekk dem wuy ji sa borom ñu gis ni bu ñu toppee xasaais yooyu nga xamante ni yàlla defal na ko suñu maam Mademba Thiam ndax damay wax ni nit ñu bëree bare buñ ko toppee ci wàllu ndeyam ak wàllu baayam dañuy gis ni fa ñoom maam Cheikh Omarul Fuutiyu Taal ñoom Seydil Hadji Malick ñu leen fa lim war nañ fa lañ ko war a lim ndax sam Pape Mansour dañ daan wax ni lu tax maam Mademba Thiam duñ ko boolee ci muxaddamu Seydil Hadji Malick yi te ci la bokk muxaddam pire la ndax dafa am ijaada am itlaax tàmmatan ammatan waaw mooy bu ñu la ko joxee ci tarixa bi sañ ngaa may tari weer na ku la neex maam Mademba Thiam dañuy wax ni maam Ibrahima Thiam mooy papaam ñu ni maam Ibrahima Thiam ñu ni alcaaka jogomaay ñu ni alcaaka jogomaay ñu ni Samba Thiam Samba Thiam jur Adama Aysa mu jur Cheikh Omarul Fuutiyu Taal kon ñoo bokk benn maam loolu aussi nit ñi dañ ko war di ko xam Samba Thiam aussi jur ni ñu koy waxee Mbode Fay mu jur maam Fawal Ndawele mu jur Cheikh Seydil Hadji Malick ñu bokk benn maam kon foofu aussi pour wax leen ni leen dëkk bi dëkku diine la mais itamit dëkku liggéey la ndax yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafay wax ci alquran ni cër bi ma jox borom xam-xam yi joxuma ko keneen ci kaw suuf moo tax lépp lu ñuy def ci kaw suuf borom xam-xam moo ko man dinaa leen nettali waalo bi demoon Dakar te masul dem Dakar dafa ñëw Ndakaaru ngeen baal ma dafa ñëw Ndakaaru ni waalo la masul génn dem Dakar ku mel na Pape Thiam Abdou Aziz mu ñëw gis nit ñi xëy di jënd journal di lire loolu mooy méttitu boo demee Dakar loolu la ñuy def teg seen kaasu kafe jënd journal di lire bi mu ñëwee mu jënd journal bi di lire mais en même temps dafa juutal journal bi parce que jàngul bi mu ko juutalee benn mbokk fekk fi mu toog ni ko waaw sa waay da nga juutal journal bi mu ni ko déggoo ma de man maa ngi koy jàng en anglais jànguma ko en français c'est-à-dire pour wax la ni la cër bi yàlla jox borom xam-xam ci kaw suuf yàlla jox ko keneen ci kaw suuf loolu il fallait que nit ñi dañ ko war a xam beneen bi ci des moo tax Gànket ci ishaara boobu lañ ko xam ci ishaara yar ishaara liggéey waaye itam ishaara am xam-xam ndax dañu wax ni ku jàngul perte nga ak xam-xam bu mu mën a doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni ta'allamu lughata qawmin tanju min adabihim jàngaleen langue bu nekk mooy tax ngeen mën a mucc ci seeni ay soo déggul pël toog ci biili për ñuy làkk ni dañ lay fexeel soo génnee doo ko xam wasalaamu aleykum wa rahmatullah bu delloo si sous-thème bi ma jox pour ma traiter ko day dellu si les valeurs cardinales de Gànket une matrice pour une jeunesse debout donc valeurs yi ñu fi cité yi fi mbokk yi jot a cité donc du ay valeurs yi nga xam dañ koy tàccu rek mu jeex donc ñun jeunes yi dañ si bëgg a sukkandiku pour que Gànket li fi mag ñi bàyyi woon mu bañ a réer si sous-thème boobu aussi
man dama ko diviser en 2 sous-parties. Première sous-partie bi moom mooy un rempart pour faire face aux défis économiques, socio-culturels, intellectuels. moom mooy ñun valeur yi nu fi sunu maam yi bàyyil moom la ñu bëgg a utiliser comme arme pour faire face à ces défis-là que je viens de citer. Donc si wàllu économie, sur le plan économique défi yi donc ñun bi ñu defee seetlu ci dëkk bi ci wàllu économie défi yi gën a am fii ci dëkk bi ay problèmes yi gën a am fii ci dëkk bi te ñun ñu war ko faire face moom mooy problème méthode ñun la ñu am jàmbaar lañ lool ci wàllu liggéey mais sunu méthode bi ñuy liggéeyee dañ ko war a xoolaat beneen bi aussi day dellu ci wàllu altruisme mooy ñun dañu sentir ni danoo yëwan population bu yëwan lañu population Ganguet danoo baax ba mu ëpp loolu xam naa sax moom moo waral li nu amati ci li nu sunu suuf si presque yëpp maye nañ ko donc sunu baax te moo nu fa yóbbu beneen bi aussi muy problème anticipation danoo yàkkamti sunu mbir te mbir kenn waru ko yàkkamti dañu war a dem étape par étape ba réussir ko foofu am na ci benn borom xam-xam bu ñuy wax François de Sauce mu wax ni l'homme est allé trop loin dans son désir de rentabiliser et d'exploiter les terres agricoles. mu mel na temps bi moo nu xaw a tënk moo nu ligoté tuuti donc dañuy yemale fii kàddu gi rek ba beneen incha allah waaye li nu waroon wax ëpp na lool merci beaucoup. bi ñëw léegi jóge Louga mooy délégation PUR ñu ngi may signaler ne le coordonnateur national à la personne de monsieur Issa Sall moo naroon teew mais ay empêchement tax mu yebal ki nga xam ne mooy monsieur Gora Gueye coordonnateur départemental du PUR monsieur Gora Gueye ak suñu papa Moussa Ndiaye président FAPAL fédération des associations de producteurs agricoles locaux ak ki nga xam ne mooy madame Marietou Gueye ak ki nga xam ne mooy El Hadj Malick Niang représentant de la commune de Nguer sa délégation du PUR ñu wax aussi vraiment bëggoon nañ sax ñu jël parole mais dafa xat mais wax nañ seen taxawaay ci gàmmu Ganguet ak chaque fois que dara xew fii donc vraiment vous êtes les bienvenus ñu ngi féliciter di remercier ci seen taxawaay monsieur le conseiller un autre fils valeureux du terroir monsieur Moussa Sow vous avez la parole c'est une fierté pour nous sëriñ suñu sëriñ la aussi vraiment ñu ngi rafetlu teewaayam di ko jox kàddu gi monsieur Sow. mbokki jullit ñu fi teew maa ngi leen di nuyu ku ne turam ak santam di nuyu waa Ganguet di jiital ci suma nuyoo ci suma nijaay Sëñ Saaliwu Caam nga xam ne nijaay la ci man papa la ci man sëriñ la ci man di nuyu waa Ganguet yépp di ko jaarale ci Ousseynou Niang chef de village de Ganguet. kon comme waxtu wi jot na parce que les 14 heures nodd nañu ba pare xam naa orma rek ak nekk ci dëkk diine respecté gan moo tax ñu toog mais ñun ñëpp dañu waroon a jóg dem julli ji kon bu yàlla nattoo waxtu wi tollu foofu suñu jël kàddu tollu foofu ngeen baal ñu rek ñu gàttal duñ mën a guddal tey xanaa di nuyu Serigne Saliou Thiam di suñu kilifa di suñu sëriñ di nuyu xalif général de Lobodou bi nekk ci suñu wet di ñu dégg di nuyu imam bu Ganguet Bala di nuyu le chef de village bu Ganguet Bala ngeen baal ñu ci nuyoo yi rek ñu tënk ko ci kilifa yooyu ku fi teew rek nuyu nañ la waaye ñu lim ci rek délégation médecin yi nekk ci suñu gannaaw parce que li ñuy def duma wax di ko defal Ganguet mais di ñu ko defal ñun ñëpp di ko def ci askanu Sénégal
ku leen xam war nga leen a jox cër. Une trentaine de médecins wala une vingtaine chaque année ñu ñëw fii defal ñu fi ay prestations yoo xam ne wax dëgg yàlla dañu waroon a def kilomètres yu bëri fay xaalis bu bëri pour mën cee bénéficier wu. ku am assiduité boobu ak yéene boobu di la ko defal yaakaar naa war nga leen a gërëm suñu nuyoo ci ñoom rek lañ koy yemale parce que ku mel ni man nga xiiboon am njaboot gu xiiboon ñoom li ñuy daj ak li ñuy jëriñ ci réew mi yaakaar naa ne war nga koo xam bu baax kon docteur yi ci gannaaw vraiment respect ñu ngi leen di nuyu bu baax. tey niñ ko waxee yaakaar naa ne l'association des anciens élèves de l'école de Ganket Bala ñun ci 4 ans yi ñu fi def yaakaar naa su ma juumul parce que def bu xooluma ko bu baax en tout cas au minimum 3 éditions yi fekkee nañ ko sur les 4 ans yi ñu fi def ñun. wóorul sax est-ce que defuñ 4 éditions yëpp wóorul mais très tôt ñun dañu am ci ñoom respect très tôt dañoo teel a gis yoon bi ñu jël. mu nekk le bon chemin soo gisee même bu ñu feebaree wala bu ñu amee jafe-jafe wala sous-préfet am empêchement dina def tout ba man ma ñëw fekkee ko ren jii yàlla xam na ne moom ci boppam moo fi bëggoon a teew parce que li ngeen def yëpp mu ngi koy gis mu teew fi mu bañ fi teew ci ay circonstances yu tax nekku fi mu ngi koy gis te ku leen jox cër la ku leen jox respect la ku bëgg jeunesse su arrondissement Kër Momar Sarr gépp roy ci yéen la mais tey président bi ouvrier lay doon ren étudiant la beneen cadre supérieur la inclusion boobu daal ñu ngi koy rafetlu wasalaam. primé en arabe mais avant loolu ma bëggoon fàttali rek Abdoulaye Niang UCP jigéen ñi mu wax ni ay jàmbaar lañ ci seen wàllu respect. Consultation prénatale ak postnatale yi ak toppatoo seen wér ak seen wéru doom mu ne sax daf leen jagleel ay prix yoo xam ni am na lu mu leen dencal ci prix lu ko association bi mottali aussi mu primé leen. 4e ñii la ñuy neexal ndax seen taxawaay ak seen farlu ci njàng mi donc je voudrais inviter monsieur le sous-préfet ak monsieur le représentant du maire ñu ñëw jox leen prix yi collectivement ñu remettre leen ko. أفضل الورى فها نحن في ضيق شديد التراكم فها نحن في ضيق ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا غريبا كما في البدء يا خير راحم إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في التراحم نعد على يابين نواجذ مثل ما قال في الإصاء إن أدرتها شمي parce que xam nga monsieur le sous-préfet nga baal ma affaire bi xat na quoi mais xam nga maanaam boo feebaree nii nga ni salaamaaleykum ñëw ci structure moo xam dispensaire la wala fa ngay wére wala nga bañ a wér wala boog voilà donc vraiment ku woyof la ku yaatu la boo ñëwee sax da lay defal cours quoi cours médecine la lay defal vraiment donc prix Abdoulaye Niang ICP de Ganket Bala ki koy jox c'est monsieur le sous-préfet représentant du sous-préfet monsieur l'adjoint monsieur Mbaye moo koy jox prix léegi nag jigéen ñi muy àndal di liggéey ñoom ñoo ñëw nii ci ginnaawam pour vraiment waaw bokk ci sargal bi ak la photo de famille
Maintenant, les élèves ne parlent plus le français. Voilà. Et du centenaire du village de Ganket Bala, avec l'association des élèves ressortissants de Ganket Bala, autour de la thématique d'un regard rétrospectif sur les valeurs cardinales de Ganket Bala, le travail, la foi, la discipline. yaakaar naa ni li ñu fi wax lépp suba ak léegi suñu waxee yar ak liggéey ak diine yaakaar naa mën nañ koo tënk quoi n'est-ce pas donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci seen taxawaay ak seen teewaay ak seen jàppale. kon ñu jàng Fatiha ayatul kursi ñetti lilaa fi xuraysi fàllanxi ak naas def kaat di yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam. Rabbi la ilaha illallah 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 Rabbi la